xam nga maa ngi leen di nuyu yëpp yéen waa Zik FM. xam nga jàngat bi fi mu nekk nii ci loi bi ñoom sax defuñu ko moonte woon ku nekk ci biti du ko def d'abord pour nga xam li xew d'abord damay d'abord wax ne que déglu naa leen tey déglu naa leen démb déglu naa rajo yu bari mais li may wax ni je le dis profondément et de cœur gis naa benn liggéey bu Birahim Touré def démb ci recherche seet lan moo xew fenn ak lan moo xew feneen ak feneen lii fi mu xew naka lañ ko defaree naka lañ ko tëggee parce que bu fekkee ne dañuy def loo xam ne ñun rek defuñu ko ci àdduna bi boo koy def da nga koy def ci yoon bi nga xam ne mooy gën ci sa dëkk te noonu la gënee déglu naa muy wax la dernière loi bi nga xam ne le 3 juin bii pare guñ ci la ñu nekk mais la ko indi du nuróo la fii na France bindoo nuróo la fii na assemblée nationale française di daje bés bu nekk mardi ak mercredi bu nekk ñëpp toog député yi toog ministre ñëw ñu laaj leen boo koy def pendant 10 ans 9 ans 8 ans 1 an di nga xam fan la gouvernement bi jëm di nga xam aussi député yi lan la ñu bëgg mais loolu bu amul nga xëy suba dajale député ak gouvernement ñu daje ci texte bu bees dafay daal di indi problème te Mambay ñi nga xam ne ñooy député yi gis nga 165 yi fi nekk mën nga leen woo tey bu fekkee ne dañuy waxante dëgg nga laaj leen ne leen loi bi yëpp kan moo ko liir boo ci amee 25 bari na xam nga lan moo la koy won bu ñu waxante dëgg rek loi bi jot nañ ko procédure d'urgence nit mënu ko bañ ci assemblée déviation mënuloo ko bañ ci tali boo amee accident yu dévier la boo amee travaux yu dévier la boo amee coow yu dévier la mook assemblée ñoo am dafa am procédure d'urgence gouvernement bi moo ko soxla moo koy déterminer bu ñu bëggee député yi di ko déterminer dañ koy changer nekk nañu procédure d'urgence mais procédure d'urgence loi bi au moins ci li ma jàpp ragal naa ne alxemes ci ngoon mu ngi biir assemblée ajuma samedi dimanche lundi mardi mercredi ñu soog ci def conférence de presse te yéen 15 heures dañ leen woo pour conférence de 15h30 mooy nañu nangu ne am na lu doxul foofu ci ñi nga xam ne ñoom dañu contre loi bi am na lu fa doxul nañu ko nangu ba pare sax dégg nga kenn ci député ne député sàngam de maa ko indi loi bi samedi xaw ma démb dégg ngeen ko bind nañ ko ci journaux yi te député adresse am mooy boîte am assemblée bi am na droit tey ci guddi mu dugal texte génne convocation ne dañuy réunion tey ci guddi minuit ne dañuy réunion 16h parce que boîte postale bi mooy sa adresse donc woote nañu loi bi ñu ngi koy seet xaw ma nu muy demee mais nañu jàpp ne ci biir loi bi am na ay porox ndoll yoo xam ne yi mu ngi ala kulli alin amul kenn ku koy liir Sénégal te doo nangu ne lii am na lu ci ëpp parce que Birahim wax na ko léegi dina ngeen ko déggul de mu ne bu gars yi dem assemblée pour dem manifestation bi ñuy tere tey nga dem fa dañuy tere ku ñëw Dakar nga dem pour manifester yow Mambay nga romb ko mën a yóbbaale ma nga yóbbaale ko yaa ngi jëm le Dantec di yóbbu malaat wàcce ko fa bu ñuy boole ci ko transporter da ngay bokk yow ci ñi nga xam ne def nañu benn action boo xam dafa nuru terrorisme mais c'est trop du France dafa am ay attentat ay yu bari yu fa am ba nga xam ne France li loi bi Birahim doon wax ce matin di xam nga lan moo ko indi on va sortir en 2024 pratiquement 200 terroristes yu nekkoon ci kaso parce que seen kaso fees 200 terroristes yoo nekk kaso boo leen di génne da ngay jël ay dispositions du suñu disposition ñun ñu ne amuñu 200 terroristes ñun benn imam lañ fi jàpp ne terroriste c'est terroriste moonte moom bokkuñu population terroriste donc nga jàpp ne ci waxtaan bi amul te dëkk bi Macky Sall dafa waroon wàcc dañ ko waroon génne ci palais bi mois de mars dernier bu fekkoon ne Serigne Mountakha ak Serigne Mbaye Sy Mansour taxawuñu woon moom du mois d'avril du ko fi fekk par conséquent bu ñooñu defee ba mu am li mu am ñooñu mu tudde woon citoyen ordinaire ba mu def li mu am moom war na seetaat boppam
xool moom moo war a apaiser situation bi waxtaane ko lu muy wàññi ensuite dellu gannaaw ndax ragal la mbër day daanu gannaaw oto day marche arrière nga taxaw ñu waxtaane ko yow da nga woote dialogue national ñu wuyu la ñëpp d'accord ak yow 15 jours après nga fexe ba ñëpp contre la mais am nga problème réew mi dafa am situation boo xam ne dañ ko war a waxtaane dina am situation boo xam ne du ñu d'accord mais bu ñu d'accordul nag ba nga xam ne ku nekk dafa jël jaasi pour jam sa morom bu booba da ngay taxaw xam naa ne tey moom bu fekkee ne wote nañ loi bi bu ëllëgee bu Macky di dem tournée bu yeboo mu préparé jàpp nerviem yëpp ñu ngi nekk sous la situation de terroriste lu leer laa lay wax nag parce que loolu yëpp ci terrorisme la bokk donc loolu mooy li nga xam ne ñàkk a waxtaan ñàkk diisoo ci situation bi moo dul normal et ñoom seen bopp dañ dul waxtaan dañu dul diisoo nit sax dina diisoo ci lu bon mais ñoom du ñu diisoo ci dara dañuy ñëw tax ko sa kanam donc situation bi ñu nekk situation bu compliqué la boo xam ne bii c'est-à-dire que kenn xamul luy jur loi bi mën na jàll te loi bi dafay jàll amul benn loi buy ñëw ci assemblée bi ci nii majorité bi buñ ci d'accord rek day jàll mais li may wax majorité mécanique amul xam nga lan moo am majorité intelligente xam ne fii baaxul ci man maa tax situation bi ma génne baaxul aw ma lii damay dellu gannaaw président de la république ak ay ñoñam ñoo nekk ay battant guerre xam nga fii ci assemblée bi bu nit taxawee député nañuy génne jaas pour élection waaw mais man tamit tudduwaat nag am naa droit uti jaasi pour man tam suma électeur waaw bu ko 70 candidats yi defee fu ñu jëm dama lay laaj doy na waar olof xam nga lu tudd olof yox olof day ne kuy tere carte ci bolom ci këram du boloon donc président Macky Sall moo am responsabilité situation bi ñu jëm nii te bu continuer nii dina defaat leneen dina am benn jour boo xam ne bii dina ñuy yeewu di xeex ñu yeewu di suul c'est pas exagéré nous ne sommes pas à l'abri de ça surtout avec lui surtout nag ak moom surtout ak ay ñoñam loolu moo am nañu ko waxante dëgg nit ñi jàmm la ñu bëgg kase man jàmm laa bëgg keneen jàmm lu bëgg parce que situation bi nekk dama ko dund situation bi nekk nii sa kër kenn du nelaw sa jabar du nelaw say doom du ñu nelaw sa benn mbokk du nekk en tranquillité moo tax li mu mën a jur dafa bari fekk vivre naa situation bii di dégg rajo yi di wax naan gaa ñaa ngi aw kër Doudou Wade nangam dégg naa lu bari mais bu ñu amul intelligence xam ne lii ñun sax d'accord uñ ci te ñun sax dañuy yéex a jóg parce que ñun mënoon nañ ko arrêté te assemblée bu du am mais ñun jóg nañu seeti président de la République wax ak moom waxuma ko nettali baa boo ko nettali donc ñun bu ñu amee ay erreur bu ñu ko mënee dabu dañ koy dabu te texte bi am na ay bind yoo xam ne baaxul assemblée bi maa ngi Ablaye Babou may dégg Moussa Tine ak may dégg Khalifa Sall ak may dégg dañ doon jot texte gouvernement bi bind bi baaxul ñu delloo ko mais nga ne da ngay gëm rek sotti en tout cas yàlla génn ci situation bi mais dina am bés bu yàlla seetaanee dina metti de président yaa ngi koy wax bu fekkee mën nañ buñ ko mënee dabu moom moo gën nan la ñu ko mën a daboo vu que ne gars yi commencé nañ travaux yi ba pare xam nga travaux yi commencé nañ ko parce que bi ñu ko commencé moo lay wane bëgguñu ko dabu mais responsabilité bu aussi am na opposition am na ci responsabilité parce que amoon bi ñu ko jotee ajjuma mënoon nañ ci waxtaan samedi mënoon nañ ci waxtaan dimanche mënoon nañ ci waxtaan lundi mënoon nañ ci waxtaan moom ñoom chaque fois bu leen majorité bi soxlaa ñu dem waxtaani mais ñoom du ñuy essayer soxla majorité pour ñu waxtaanee ko mais mënoon nañ ko waxtaanee. waxtaanee wuñ ko mais pourquoi lundi mu dem waxuñu ci dara mardi mu nekk en commission waxuñu dara mais texte bi xanaa balaa ngay dem commission di nga ko xool. nañu waxante dëgg rek boo ko xoolee di dem en commission nga xam ne danger nga ne naa aviser les personnes naa aviser la société civile naa avancer le droit de l'homme naa aviser sax ambassade yi bu ñuy xaajaloo woon liggéey bi mais taluñu ko. ñun ñëpp opposition et majorité ku nekk ngi woon ci benn fête boo xam ne bi feetu 23 jours boo xam ne li mu jël baaxul
ci la ñëpp nekkoon yow dégg nga yow wala liir nga ci presse tey bi député ne dimanche wala samedi maa ko jox diw y a un problème. Y a un problème et problème bi nag problème bi fondamentalement encore je le dis ci nit ñi diriger assemblée nationale bi la ki ko diriger mu wax na léegi ay wax yu neex yu rafet c'est très bien très gentil. barke démb aussi dafa mel ne mu ngi changement wax na conférence des présidents ne léegi d'accord na pour ñuy càmbar comptabilité assemblée bi à partir de maintenant wax na loolu moom c'est que loolu man bu ma nekkoon ci assemblée bu ko waxee ba pare bu ma génnee dama koy bind lettre ne ko jël naa acte ci li nga wax. félicité ko pare ne nag jël naa ci acte parce que comme da nga ko doon bañ nangu ko bu ma génnee wax ko nit ñi. parce que moom man population bi ñoo moom. mais moom boo ko bindee lettre wax ko ci police mu ne comme bind nga wax ko ci du ma ko wax donc problème yow la moom mii di xeeñ ñii am na ci ay ngan di responsabilité situation dëkk bi il me semble nag commencé nekk conscience te xam nga mag moom ala kulli mag la rek mag day indi conscience de sagesse mais dégg nga ti ma ko waxee dañuy dem yàlla daf ñuy atte suñuy jëf nangam pir pas samanta jaay c'est très bien loolu mooy suñu diine loolu mooy suñu tarixa loolu lañ doxale mais yàlla nekk dëgg ci ñun te yàlla lañ ko jëfee. voilà. jaajëf président ñu ngi lay jaajëfal bu baax. mu ngoog muy wax ju am solo président Doudou Wade jëm ci li nga xam ne moom mooy loi bi. ba nga xamee ni say njaboot dañuy tiit yow nga tiit. say mbokk tiit. on a vu ce qui s'est passé le 23 juin en 2011 gis na jàmm dañu koy jëfee. ba nga koy woote nañu jàmm daañu def jàmm dialogue politique dialogue sur le plan social nañu fexe ba réew mi situation